nag ñu dooree ko ak grève bi ñeel dem beeg dikk bi du ëllëg kon la jafe-jafe yi ci askan wi di dund ndaxte jeex cadre unitaire bi ëmb syndicat transport routier wu Sénégal yi niki tey dañoo lànk ne duñu dem wuyu ji wootee jëwrin bu ñu dénk dem beeg dikk bi grévistes yi fi mu ne la ñuy sàkku mooy ndaje ak juróom benn jëwrin yi nga xamante ne dañu laale ci seen plateforme bu ñu sukkandikoo ci Alassane Ndoye bokk ci boobule cadre waaye itam di secrétaire général bi syndicat bi ëmb liggéeykatu transport routier yi nguurub Sénégal amul benn jéego wala benn tànk boo xamante ne def nañu ko ngir génn ci bile crise ñoo lu ceeg Mohamed Diop. Ndakaaru tund yu ko wër ba ci biir réew mi dund na lu metti ginnaaw gerew bi nga xam ne transporteurs yi amal nanu ko ngir xeex sonal gi ñu leen sonal ci tali bi yenn ci ay transport clandestin ak yi ni mel. gerew bi nag fi mu toll mu ñu ngi si ñaareel bi fan. defe naa ni Sénégal gépp xam nañu gerew bi impact bi mu def si Sénégal. waaye malheureusement liñ ci xaw a naqari rek mooy. ñi ngi dénk réew mu mel ni réew mi ñoru leen ndax bu ku réew mi ñor jafe-jafe yi réew mi nekk war nga see ut solution man soo fay woo nañu sama kanam bi ñu ko laajee ñaata ministre ñoo ñëw ak kan la dafa wax ni man rek maa ñëw ñu ni ko ñun duñ la wuy si cadre bi nag mi ngi andi ay leeral wax na ne état bu Sénégal noppeegul ngir mën a andi ay négociation ngir geraw bi mën a dakk moo taxit mi ngi woo képp ku bokk ci moom nga maintenir geraw bi ba keroog ñu am lu ñu bëgg. loolu moo tax ñun ñu wax ni transporteurs yi ak chauffeurs yi état bi wax na ni ñoom mënuñu taxaw ñaari fan mënuñu taxaw ñetti fan. lii la ñu wax santàccu suñu dawee te amuñu gain de cause nañu jàpp ni ku doon dund si transport bay boo nga bàyyi ko te dem bay. grève bi ni mel nag ci ab fàttali daal dinay lompañal système transport public bi yëpp ci grande artère yi moo xam fii ci Ndakaaru ak tund yu ko wër point stationnement habituel yi taxi bus yeeg transport en commun yi kenn dawul. Mansour Faye di jëwrin bi ñu dénk wàll wi ci jamono ji mu ngi jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ngir àddu jëmale ko ci boobule grève Fatimata Diop moom moo ñu fa teewal Fatima ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Khady Colonel Guèye ni nga ko waxee noonu la jëwriñ nag bi ñu dénk wàllu transport nag léegi la daal di noppi rek li jëm ci wàllu janoog bi mu doon amal ak taskatu xibaar yi waaye nag lu ñu ci mënti jàpp moom moo di rek mën nañ njortu ne lu nu mel échec la négociation yi daal di am ginnaaw gi nag lajjite boobee li ko sooxee moom moo di rek ndaje bi waroon dox ci diggante ministre bi ñu dénk wàllu transport ak ñi le di syndicaliste yi mu mel ni mujjul antu ginnaaw gi nag ministre bi nee na toog na lu toll ci ñaari waxtu 13h ba 15h di leen xaar waaye ñoom ñëwuñu teew ci bile ndaje mu mel ni nag nguur gi maanaam rek jaarale ko ci kile di jëwriñ bi ñu dénk wàllu transport nee na dinañu jël bépp matuwaay yoo xamante ne nag dinañ gunge transporteur yi bëgg amal seen liggéey ni ki ëllëg ak jàmm ba tax na nag nee nañ dinañ instruire ñi le di préfet yi sous préfet yi ba ci sax gendarme yi ak policiers yi ngir ñu daal di koy encadré ndax nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di transporteurs yi dañoo sàkku ci teewaayu juróom benn ministre comme ni nga ko waxee Khady Colonel tout à l'heure muy jëwriñ bi ñu dénk wàllu environnement jëwriñ bi ñu dénk wàllu budget finance waaye itam jëwriñ bi ñu dénk wàllu kaaraange biir réew mi ak forces armées ak collectivité territoriale ñooñu ñëpp la ñu sàkku ngir ñu ñëw ci teewe ci bile ndaje waaye nag jëwriñ bi moom nee na moom bu toogee rek ñeneen ñi nga xamante ne ñëwoon nañ représenté leen tolloon nañ ay kàngam ngir mën a wax ak ñoom waaye nag li ñu mën a wax rek moom mooy lajjite la ñu nemmeeku ci négociation yi grève bi dafay wéy comme ni ko transporteurs yi waxee waaye nag ñoom nee nañ ñu ngi ouvert ci bépp dialogue ngir bu ko defee li ñu bëgg ci diggante transporteurs yi ak li di gouvernement bi ñu am ko nee nañ nag fukki poñ la woon fukki poñ yooyu yëpp nee nañ nag bañuñu ngir ñu daal di négocier li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu wi ngir rek ñu daal di dakkal seen grève bi ci fàttali Khady Colonel ñi leen di transporteurs yi dañuy naqarlu lu jëm ci wàllu tracasserie routière yi waaye itam nee nañ tànk bu fekkee nguur gi jëlul seen point de revendication yëpp en compte ñoom nag duñu dellu ginnaaw donc lii lañ fi mënoon jàpp fii ci ministre bi nga xamante ne moo di Mansour Faye janoo beek taskatu xibaar yi mu nekkoon Fatoumata Diop ak kile di Babacar Mar fii ci fi nga xamante ne moom la ministre bi doon defee rek janoog taskatu xibaar yi
jërëjëf Fatimata Diop comme dégg nañu ko Abdoulaye Mbow grève bi dafay wéy ba tey ndax négociation yi daanaka jurul dara ban gis-gis nga am ci conférence de presse jëwriñ bi. waaw defe naa ne li nga xam ne dal na waa Sénégal laay wax parce que yamul Dakar. bari na ay gàllankoor ay jafe-jafe bari na ay li nga xam ne lor na lu bari si li nga xam ne moom di askan wi si wàllu koom si wàllu déplacement wàllu liggéey ak malade yi nga xam ne am nañu ay rendez-vous si hôpital gi defe naa ni ñoom ñoo décidé grève ñoom seen yëf xëy na war nañu xalaat ni war nañu mën a def service minimum pour véritablement yenn urgence yi waaye xam nga bu doon dem dikk moo grève di structure publique jamonoy Sotrac mosoon na fi am dañoo réquisitionné armée gi ñoom ñoo remplacé woon chauffeur yi ak receveur yi mais lii dafa nekk loo xam ne lu doy waar la te ministre bi jot naa dégg li nga xam ne wax na ko laata muy dugg waaye c'est toujours ce ton menaçant c'est toujours véritablement façon communication parce que dafa am solo xam nga communication de crise instant bi la ñu nekk te communication de crise moom bu koy def il faut mu xam naka la war a mën a waxee ak yan mots lay utiliser parce que mots yi dañoo am sens pour mën a régler li nga xam ne moo di jafe-jafe te askanu Sénégal di ko dund. donc ndaxam moom mooy jëruñ bu ñu dénk dem ak dikk bi nga xam ne mooy transport terrestre. am na noo xam ne su ko waxee amaana sax dina am ñoo xam ne dinañu ne kii de nu mu waxee xëy na waxtaan woote na ko nañu xool ne ñuy mën a dajee ak yeneen ministères concernés yi moo xam wàllu koom la moo xam wala intérieur moo xam wala forces armées mais encore une fois il faut que ñuy mën di adapter la forme de communication par rapport ak yenn crise yi nga xam ne ñu ngi koy dund te askan wi di si am ay conséquences yu xaw a doy waar. Mansour transporteurs yi ñoom itam dañoo bañ ne duñu dem wuyu ji jëwriñ bi ndax ñoom ci seen doxalin bi bëgg nañu yëf yi am fi. si dañu ni ñoom point yi nga xam ne moom la ñuy jàmbat. fukki point ak benn xaw ma fukk ak ñaar. dafa concerné juróom benn ministère. donc du Mansour Faye dong mooy régler seen problème. waaye ministère yooyu amoon jëwriñ yi nekkuñu fa woon mais amoon na ay représentants. waaw mais ñoom fi ñu nekk fi nañu fa nekk. mais xam nga depuis ci bëccëg la ay kàddu yu menace commencé di génn ñu ngi commencé ci Momar Ndao ba Asko Sène. nañu réquisitionné. yow ku am yëfam moom otoom. moom chauffeur am di dawalam nan lañ ko mën a réquisitionner xat yi mënta ne bu ko neexee ne liggéeyuma li ñuy jàmbat réew mi dañ ko bokk ñun ñëpp am nañu droit jàmbat ko am nañu sañ-sañu jàmbat ko dégg naa itam ci économiste yi ñu minimiser pertement bi nga xam ne am na naan ci PIB bi li ñuy dugal bariwul 3% la tollu transport kese mais ñaata secteur ñuy dugal lu ëpp 10% ci PIB te yaakaar ci transport donc économiquement boo defee calcul bi ku ni saful diggante démb ak tey nax nga sa bopp. élèves yi jàngiwuñu am na ñuy war a liggéey ci banque demuñu am na ñu war a liggéey ci beneen bànqaas liggéeyukaay yu mag demuñu boo xëyee di menace gis nga ñii borom kër bu toog yaakaar loolu 2000 francs yi muy gagné par jour yóbbu ko dépense su ko mënee mu ñaari fan ba ñetti fan ba ne illimité nga xam ni déterminé na. déterminé na du xeex ak ku déterminé ba noppi nañ dellu gannaaw fexe leen a présenté ministère yooyu fu ñu mën a nekk. am na juróom-benn ministère nu ñu mën a absenté ci waxtaan ak nañu leen respecté parce que ku ci folleeku ci ministère bi nga nekk yaag transporteur bi yeneen tolloowaat égal même ci Sénégal doon ay Sénégalais doon ay citoyens nañu leen respecté ay kilifa lañu ay père de famille lañu ubbi seen ay buntu disponible ñëw waxtaan ak ñoom. réew mi doxaat réew mi sa ngeen naa fi nekk nii. Paasan sànq Abdoulaye Mbow mu ngi naan dañu waroon assurer le minimum waaye ndax loolu du responsabilité nguur gi. waaw Abdoulaye a raison service minimum en France ils sont am nañu mouvement social mais service minimum dafay c'est indéniable léegi tey ki am urgence ambulance. aw gi amul oto bu ko yóbbu ambulance amul dëkk bi nga xam ne Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne amuñu ay ambulance nit war a daw transport amul ni ñuy def nan lay demee day ñàkk ba xenam responsable premier nguur bi la moom moo war a fexe wax na la ko sànq je pense c'était en 92 ou 93 Sotrac dañu fi am jafe-jafe ne dawaluñu arme bi jël dawal. waaye paasan nguur googu nga wax ñu ngi bàyyi bus Dakar dem dikk yi ñuy dem waaye ñoom ñu leen di attaqué di xam ne ni waruñu daw. au-delà de kii xadi bus yi ñu attaqué. am na ou pas leeruma su fekkee am na. je te confirme su fekkee am na du yoon. c'est mon avis. mais damay wax benn affaire. nguur lu tax nguur sécurisé wul bus yooyu ñu daw normalement kenn bañ leen sonal est-ce que ba ñu réquisitionné bus ya ca année boobu 93 est-ce que bañ ko defee est-ce que am na ko amoon fitu arrêté ay soldats ne leen du ngeen dawal bus yi loolu nguur mooy am taxawaay sauf que nag au Sénégal dañu am benn nguur bii yaa ngay wax Mansour Faye di wax Momar Ndao kilifa yu baax yooyu ñu ngi leen nuyu seen taxawaay bi ñu am ak ñun xamal la mu doon nappaate jaay doole ci même ci seen ton
gis nga arrogance laaj leen ko régime parti démocratique sénégalais ci ñetti at yi mujj arrogance bi ñu àndaloon ñenn ñi fan la ñu teer tey ñu nag ñoom ñooy partagé toog di partagé avis di wax ak ñoom di lañ doon bañ démb ñoom ñooy toogaat ak ñun di ko kaas. il faut que nit ñi delluwaat siw ba pare gars yi ni ñuy sóor yi xanaa yàlla amul il faut que kilifa yi di bàyyi xel yàlla ma tëj fenn mbir mi du seen gàllaaj yu bëri yee yore. du seen mën-mën du seen rafetaay du seen dara borom bi la neex ma am il faut que ñu am tuuti égard ak nit yi ministre yooyu ngay wax ñu ngi ci biir Sénégal demuñu fenn ñu ngi fii toog lan moo leen empêché ñu ne lii crise la nañ leen jóg ñu dem toog mais dafa am la xew. foofu la ma tëjee mooy Sénégal da xam que jiite la mu impulsé si la ñëpp di dox. malheureusement kooku ni muy doxalee ak doxalinam ak taxawaayam. il n'y a aucun sens de compassion vis-à-vis de ce peuple-là. Et c'est malheureux. Paasan grève bi lee du askan wi dong la indil ay loxongeen ndax am na njeexital itam ci koomu réew mi donte ci jamono ji mënuñoo natt la ñaata lañu ci ñàkk waaye Souleymane Astou Diagne di ab docteur ci wàllu science économique ak Mor Gassama di économiste enseignant chercheur ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom sekkoon nañu waxtaan ak Nonko Bakayoko li ñu daal di xamle moo di part bi nga xamante ne moom la transport routier am ci PIB bi 3% la am na ay activités yu bari nag yoo xamante ne dañoo sooxe dalee ko démb ak tey muy kon grève bi rawatina fi ci diwaanu Dakar nga xam ne 85% activité économique yi fi la ñu nekk te 70% bu transport routier bi itam fi la nekk noonu di ceeg noonu ko baqee ko. grève transporteurs yi am na njeexital bu mag ci koom-koomu réew mi li ko waral mooy transport dafa bokk ci liy rataxal yenn activité économique yi ci secteur formel bi wala ci secteur informel bi bu ñu doyloo Mor Gassama di jàngalekat ak gëstu ci wàllum koom-koom ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñàkkum woto tax na ba lu baree bari ci liggéeykat yi dañoo mujj delluwaat seeni kër ginnaaw grève bi nga xam ne démb la fukk ak ñeenti kuréel yu boote ci cadre unitaire des transports routiers du Sénégal soobu ci banque seeni yoxo bu ñu doyloo Souleymane Astou Diagne di docteur ci wàllum science économique secteur transport bi mi ngi toll ci ñett ci téeméer boo jël ci PIB bu Sénégal naam bariwul buñ ko méngaleeg yeneen i réew waaye Souleymane Astou Diagne ne grève bile dina feeñ bu baax a baax ci koom-koomu réew mi ndax ci ndakaaru képp file lu jege juróom-ñett fukk ak juróom ci téeméer boo jël ci activité économique yi di am transport routier bi bu dee téeméer juróom-ñaar fukk yi ci ndakaaru la waaye ñaari fan a ngi ni yenn bisu Dakar dem dikk yi rek ñooy daw ci tali bi moo xam taxi car rapide wala bus tata yi doon jokkale diggante banlieue bi ak biir ndakaaru ñoom ñëpp a taxaw économiste di xam ne bu dee teel na ci joxe chiffre impactu grève bi li leer ba leer mooy ne Sénégal ay milliards et milliards la ciy perte ci jamono ji nga xam ne soxlawul benn ralentissement ci plan économique ginnaaw bi mbas mi laalee bu baax koom-koomu réew mi nga xam ne saa si ñi ngi defi pexe ngir mu suqalikuwaat. station service yi itam yëg nañu bile grève bu baax a baax fële ca diwaanu Mbour gérant yi tase ak suñu correspondant ñoom xamle nañu ni ñaari fan yi la ñu doon am ci seen gafaka dafa wàññeeku bu baax a baax ñu onu ci Alioune Badara Sonko. comme nu ñu leen ko waxee kon loronge yi yamul rek ci askan wi wala ci wàllu comme station service yi itam ñu ngi koy yëg bu baax a baax fële ca diwaanu Mbour gérant yi nga xamante ne suñu correspondant tase na ak ñoom la ñu daal di xamle mooy la ñu daan am ci seen gafaka ñaari fan yi dafa wàññeeku bu baax a baax Alioune Badara Sonko. Ibrahima moom pompis la lim ñuy xamal mooy depuis démb ba léegi chiffre d'affaires am dafa wàññeeku bu baax gannaaw ba transporteurs yi tàmbalee seen grève. grève bi nag am na impact notoire suñu liggéey ndax liggéey bi on a remarqué am na ay ralenti yu mag suñu vente yi baisse na loolu notamment vente yi baisse na remarqué nañu suñu clients yi ñu ngi am ay jafe-jafe pour déplacer wu. ci beneen wàll ga ci gaaru Thier bu Mbour station d'essence bi nga xamante ne daanaka moo doon fournir lu ci ëpp ci ay transporteurs gérant bi di ñu xamal ni moom it depuis boobu ba léegi jaayul dara. vraiment kon ni ko gisee parce que la plupart ñun suñu vente ci oto yi génnee ci gaaru Thier bi la te d'ailleurs kon ngeen ko gisee ni piste bi dafa vide kon mën nañoo def effectuer benn vente lu toog nii rek def acte de présence pour superviser liggéey bi mais amaluñu benn njëriñ pertement la ci ñun ñëpp waaw. feeñ na ci def na impact bu baax a baax ndax suba ba léegi ñu ngi nii toog gisoo pompe yi benn jaayu ci te gënalul kenn du ñun du transporteurs yi du voyageurs yi. comme ni ngeen ko gisee nii rek fii ci diwaanu Mbour moto Jakarta yi jamono ji ñooy assuré li nga xamante ne mooy trafic bi ci jamono ji nga xamante ne chauffeurs yi ñoom dañoo banque seen loxo fii ci diwaanu Mbour Khady Colonel Guèye.
mu ngoog ñu àddu jëmale ko ci leneen muy gréewu xiifal bi nga xamante ne lu tolloog fanweeri étudiants yu université virtuelle du Sénégal promotion 5 di amal muy ñetti fan yoo xamante ne tàmbali nañ ko léegi ñoom nag ñu nga ca foyer des jeunes bu diwaanu Guédiawaye féete ca amoo 4 la ñuy sàkku mooy seen admission au master bu ñu sukkandikoo ci seen ay kàddu direction bu UVS dafa indi ay critères yu yees ñeel admission boobule te benn yoon waxtaanu ci ak étudiants yi am na ñeent ci ñoom ñoo xamante ne jot nañu leen a évacuer ñu andi ceeg Sadio Abibouka. Mine triste, 3 jours sans manger, certains parmi eux évacués à l'hôpital. Ces étudiants réclament leur sélection en master. On a appris qu'on n'a pas mu nga kon ñetti fan la Abdoulaye Mbow ba ñu tàmbalee seen grève ak léegi ñeent ci ñoom jot nañu leen a évacuer. waaw xam naa ni étudiant wu université virtuelle bi de li ñuy def nii di grève de la faim du grève de la faim virtuelle. def naa ni képp kuy yeewu si askan wi di autorité war dégg nga ko boo ko déggu tam yëg nga ko. ma jàpp nag war nañ si jël ay matuwaay ngir parce que tamit boo amee ay ndaw yoo xam ne bëgg nañu jógee niveau bi ba yegg niveau boo xam ne si wàllu jàngum xam-xam la wutum xam-xam la def naa da nga war a tàccu. da nga war a xam ne kon boog yow si sa askan say ndaw bëgg nañoo jàng lépp li nga xam moo di lijaasa ñu war ko am war ko yittewoo ñoom pare nañu pour dem ca defe naa ne nag foofu nag dañoo war a ubbi bunt yi da nga maam képp ki nga xam nga remplir nga critère maanaam note yeeg ñu la laaj ak fa nga ko war a amee na nga ko war a amee bu dee matee nga ko ñu daal di lay bàyyi nga jàll ngir nga mën a dem def si li nga xam ne moo di master waaye ñaaw na chaque fois ñuy gis ay grève de la faim par ci par là et cetera roñ si jëlee li nga xam ne moo di solution justement Paasan ci critères yooyu la Abdoulaye Mbow tudd ñoom nee nañu critères yi dañu ko soppi waaye waxuñu leen ko avisé wuñu leen. su fekkee am na comme ni nga ko waxee noonu. ça relève de c'est extraordinaire. c'est extraordinaire bu dee noonu la demee xam nga nag version la il faut peut-être vérifier ak kilifa yi ñoom lan la ñuy jox comme info. en contrepartie pour ñu xam c'est très difficile mais li mu wax rek moo la dëgg. yërmande ak yëg-yëg ak sens de feedback ak réceptivité c'est-à-dire dégg problème man parce que quand je regarde ces informations xali lii wuy ma ab fait divers la sax du dara du loo xam ni c'est lii ñu koy régler ci 5 minutes jël téléphone ñi mu concerné ñi nga xam ne ñooy les acteurs principaux ñu leen allo diw lan moo xew ñu ne lii la ak lii non prenez cette décision là c'est tellement simple mais lu tax loolu du am li ma yem mooy lu tax loolu du am lu tax ñuy egg ci niveau bi Mansour UVS tey indi solution moom moo taxoon ñu teg ko fi waaye dañu gis ni bi mu fi nekkee ba tey bari na ay problème également yu am ci biir parce que dañoo noppeegul dañu faa eggul université virtuelle du Sénégal Abdoulaye Wade ci xalaatu Abdoulaye Wade la woon mais technologiquement dañ caa yeggul ordinateur yi doyul internet bi doyul yow xam nga ne internetu Sénégal doyul dafa cher lool waaw dafa cher ba jéggi dayoo place yi nga xam fa la ñu wax di jànge seeni ay cours et puis nu ñuy indee ay changement ci lu toll ni méthode enseignement supérieur te ñi mu concerné mooy ñiy jàng duñ ko yëg xam nga loolu mooy waxu falaa bu fekkente ni bi am na ndax étudiants yi ñoo ko wax loolu mooy jëkk nekk waxu falaa c'est-à-dire que li Pa Assane wax manque de respect xawma bureau yi climat sedd xawma li tegu ci seen kaw moo bëri xawma dañoo respecté wu ñu nekk ci seen kanam mais il y a un minimum wax dëgg yàlla booy changer benn méthode ci wàllu jàngin xale bu jàng boo war a am sañ-sañu dem def master amul jàppandalu def master te yow nga ubbi canal bi mu dugg ci enseignement supérieur nga tudde ko njàng moo xam ni njàngum ngelaw ni jamonoy doxee virtuel mais virtuel xanaa moo war a gën a yomb sax dëgg-dëgg nag ay amphithéâtre ak ay professeur ak ay espace yi muy laaj yëpp donc dañu cee deful farata dañoo xaw a desee fullaal xam nga tey seen doom bu ñu xiifoon ñetti fan ni ñu leen di évacuer lu demee nii fàtte nañu sax socialement ñii nga xam ni tey dañuy grève ngir bëgg a eggale seenum njàng faale wuñu leen ba ñuy xam ñu leen di yóbbu hôpital Mansour ñu wax ci marathon budgétaire bi jëwriñ bi ñu dénk ndaw yi moom moo jàkkaarloo woon ak député yi ci poñ yi ñu ko jébbal laaj bokk na ci lu ñeel programme xëyu ndaw ñi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi tukkee ci Néné Fatoumata Tall boobulee programme ñu ngi ci te ci jamono ji sax ay pôle emploi def nañu ko ci ñeent fukki département yeeg benn député yi itam wax nañu ci lu ñeel centralisation ressources yi nga xamante ne moom moo ñeel ndaw ñi bu ko defee ñu mën a sëgg ci seen ay préoccupation budget bu ministère am ñu ngi ko dakkal ci lu tolloog 20 milliards ak ñett ñu ond ci ak Ndeye Hadi Diouf
jëmmal programme bii di xëyu ndaw ñi ñeent fukk ak benn ci ñeent fukk ak juróom benn département yi nga xamante ne moo nekk ci réew mi am nañ ay pôle emploi. jël téeméeri ndaw yi nga xamante ne nii da leen di da koy représenté ci pôle emploi yooyu tey téeméer yooyu recruter nañ leen ba déployer leen ci département yi ñi nga fa nekk di liggéey ci pôle yi nga xam ne ubbi nañ ndokk yàlla nag ba pôle yi nga xam ne ubbi na bari na lool ñeent ñoo ubbeegul te ñi ngi nekk ak suñu yeneen collègues yi di ko liggéey pour que pôle yooyu ubbeeku. dajale ressources yi ñu jagleel ndaw ñi yëpp doon na lu soxal député yi ba ñu bejji ko ci kanamu jëwriñ ju ñu dénk wàllub ndaw ñi Néné Fatoumata Tall di dalal xel yi. dañoo nekk ci gouvernement buñ ko waxee dëgg la ku nekk am na cër am nga rôle booy joué waaye itam bu ñu boolee liggéey bi def li nga xamante ni moom la tubaab di wooyee synergie bu ñu ko defee rek ku ci nekk di nga sentir sax ni la nekk ca sa ministère morom ci sa ministère la nekk. député yi it daal dinañu àddu ci tolluwaayu mbëkk mi ak seen bëgg-bëgg ngir lii di emploi ñu daal di koy jox ministère bi gàllu jeunesse. jëwriñ bi ñu dénk ndaw yi porox ndolu na ci daal di wax ci réception ci lu di jàggul dara bu domaine agricole bu Kër Sombakan ak bu Songalkam muy xam ne ni juróom-ñetti maison de la jeunesse et de la citoyenneté dinañu ko tabax itam ñu àddu jëmale ko ci leneen coalition Yewwi Askan Wi ñoom la ñu bëgg mooy lancer ab pétition bu ko defee ñu saisir Assemblée nationale ci ab demande de mise en accusation Yewwi Askan Wi la ñu namm mooy yóbbu njiiti réew mi ca kanamu haute cour de justice tuuma yi ñu teg ci ndoddam moo di haute trahison ginnaaw audience bi mu jox kile di Djibril Ngom fële ca Palais ñoom nag ab citation directe sax yónnee nañu ko kooku lay di Djibril Ngom nekkoon seen camarade nga xam ne moom moo jëloon seen i ay liste daw ak moom dem bokki fële ca APR Yewwi Askan Wi di xamle itam ni autorité administrative yi dañoo bañ ba tey réhabilité seen i ay liste yi nga xamante ne cour d'appel moom daf leen joxoon dëgg kon ne nañu ko réhabilité ñu andi Safietou Bandiaye. leaderu coalition Yewwi Askan Wi yi di artu. et ba fii ñuy wax ak yéen. gox yu bare loolu moo tax décision yi kenn appliqué wu ko. que le président Macky Sall mi ngi yóbbee réew mi ci situation bu doy waar situation bi nga xam ni Yewwi Askan Wi nekkul pour di ko bàyyi mu jàll. li ñeel audience bi nga xamante ne rek njiitu réew mi Macky Sall daf ko accordé ki nga xamante ne rek moo nekkoon coordonnateur Yewwi Askan Wi Matam conférence des leaders bu boobule. li ñeel audience bi nga xamante ne rek njiitu réew mi Macky Sall daf ko accordé ki nga xamante ne rek moo nekkoon coordonnateur Yewwi Askan Wi Matam conférence des leaders bu boobule coalition di xamle ne rek dinañu lon. dafa neenal li nga xam ne mooy suñu institution bi nga xam ne mooy président de la République ñu ñaan Sénégalais nañu signé pétition boobu. pétition boobu li tax ñu koy lancé mooy pour que ñu saisir Assemblée nationale d'une demande de mise en accusation. Yewwi Askan Wi di nakarlu itam justice bi ñu jàpp ni rek tëddeewul njaxanaay ci li ñeel rek mbiruma Kilifeu ak Simon tey woote rek ci mobilisation bu rëy a rëy ci marche bi nga xamante ne rek nam nañ ko amal ci aljuma ji ngir sàkku rek ñu libéré. Yewwi Askan Wi di nakarlu. Yewwi Askan Wi àdduna ñu itam jëmale ko ci grève yu cadre unitaire bi ëmb syndicat transport routier wu Sénégal yi njiitu grand parti moom la mu daal di xamle moo di grévistes yi bu ñu fàttee itam def service minimum bu ko defee ñu oyofal yëf yi jëmale ko ci ñenn ci askan wi ñoo du ceeg moom Malick Gakou. te loolu du ci transport bi rek ci pàcc boo laal rek ci li nga xam ne ni dafa jokkoog askan bi li mu soxla gis ngeen ne gouvernement bi daf ci échoué daf ci lajj loolu moo tax d'ailleurs coalition Yewwi Askan Wi taxaw. pour jël réew mi tabaxaat ko ci anam bi nga xam ne nii moom lañ ko Sénégal yi bëggee muy anam bi nga xam ne nii mooy taaral secteur yi nga xam ne nii mooy jëmmal askanu Sénégal ci li nga xam ne moom lañ soxla ci jëmtuwaay pour jëm kanam. loolu moo tax ñu ne gouvernement bi na jël ay matuwaayam toog ak transporteurs yi waxtaan ak ñoom ba la ñu soxla ñu am ko pour que fii ak suba dëkk bi delluwaat ci jàmm transporteurs yi mën na liggéey. askan bi war a mën a am jàmm ji nga xam ne bu ñu ko amul dara du mën a dox ci réew mi. ñu des ak coalition boobule ba tey ndax ñoom dañoo jël dogal kon ni dañuy déposer ak recours ca cour suprême ngir ginnaaw bi ñu invalider seen ay liste ca ñàgga ci wawan pël bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bi ci boobule diwaan dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax autorité administrative bi nga xamante ni moom moo dàq seen ay liste dafa valider liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar te ñoom seen liste matul ñoo du ceeg docteur Amath Wade. dañ noo génne parce que dañ noo ragal dañ noo génne parce que bëgguñu commune Tivaouane Peulh ñàgg censé jóge ci loxo yi Benno Bokk Yaakaar loolu moo tax tey jii ñu bëgg coûte que
que coalition benn Yewwi Askan Wi bañ a bokk ci élection yi waaye nañu jàpp ni élection yi dinañu ci bokk te dinañu def li nga xamante ni mooy war ba commune Tivaouane Peulh Niaga ko Benno Bokk Yaakaar du ko jiite complétude boobu ñu ñu tereel nañu ko waaye nangul nañ ko ñeneen kon boog def nañu 2 poids 2 mesures loolu la ñuy wax dugal nañ ci liste yi ñoo xamante ni sax tëj nañ leen lu ëpp ñeenti at bërka démb la ñu génn loolu yépp ci liste Benno Bokk Yaakaar muy ci te kenn waxu ci dara ñun dañuy yaakaar ni Cour suprême du far dina taxaw jaaxaane gannaaw delloo suñu liste bi ci li nga xamante ni mooy jongante bi. mu nga ko Mansour coowu audience su Djibril Ngom bi fayagul ba tey Yewwi Askan Wi ñoom dinañu yóbbu yëf ya ca yoon ndax nee nañ haute trahison la. haute trahison man de fii laa taxaw premier jour bi mu dawee ak liste bi man maa jëkk a proposé nañ ko yóbbu ci yoon. am na droit bañ a bokk am na droit démissionner. mais amoo droit dajalee liste jàmbur ñu nommé la comme mandataire boo bëggatul dem bul dem mais bul dem di ko jox kenn. loolu trahison bu doy waar la dafa gën a ngand nag bi nga xam ne léegi guerre dugg na ci. parce que nee na enveloppe bu mu dugalaale woon palais la parmi nous damaa xam ne ki dugg palais di dugal enveloppe mais enveloppe boobu bu fekkente ni bii daa génne palais bu dee xaalis la corruption am na ci. trahison am na ci daw ak liste jàmbur dem ay documents administratifs yoo xamante ni sañu ko war gi dafa jéggi dayo ba noppi ñu dalal ko palais de la république léegi nag dafay décrédibiliser suñu ay institutions. moo tax ma ni souvent est-ce que kilifa yi daañu xalaat dëggantaan bàyyiwaale xel ñi nekk ci biti ni am nañu xel di xalaat comme ñoom affaire Djibril Ngom bi. lu ci waay def ci ak njàmbaarte pour ñu mën koo teesal jar na ko parce que vraiment du honorer suñu réew du jox xale yi leçon bu baax. te it nag du yëf yoo xam ne xel mun na koo nangu ci même respect sax par respect. même par respect sax digganteem ak waa Yewwi Askan Wi mu seqaloon liggéey bi. respect bi dox ci seen diggante waroon naa mën a tax li mu def ak yabeel da cee lalu xat yi. ndax xeex bi saf de. leneen lu ñuy yóbbu ci yoon paasan moo di ñàggat ci Tivaouane Peulh ñoom nee nañu seen ay liste dañ ko rejeté nangu bu Benno Bokk Yaakaar te ñoom seen ay liste matul. waaw ci bu ma dégloo bu baax dafa ne wax na sax ne am na ñoo xam ni dañu génn prison bu yàggul terewul bokk nañ ci liste Benno Bokk Yaakaar si la dénote de ma ngi Mansour a ngi wax respect Ablaye koo wegul nit baax a wegul doo ko yëg doo ko respecté doo ko fonk te doo ko bëgg ñun la mal bi ñu dal dañu am ñuy jiite te nawuñ ñu c'est-à-dire que yàllaa leen cërale te am na ña bëri ñi nga xam ni sawaay yàgg nañu toog ay banc toog feneen ak feneen mu metti si ñoom lool tar nag ñu jaaxle amuñu fu ñu koy jëlee. baa leen xulee nii sax xulil baa leen ne nii ñu gatandu la ndax metti ñooñu tey am si ñoo xam dañ koy wax fii yàlla dëgg la bëgg de daf si am ñoo xam ne lu leen jox cër ñoom joxuñu cër ci seen taxawaay ci seen defin lii la ñaaw lii ndax lan ay élections locales yoo xam ne enjeux yi dafa colossaux ngeen bëgg a gàddu lépp jël ngeen mu nga maa may benn sud rek yéen jël ngeen suñu alal ak suñu lépp tas yàqate ko sabotage bu kenn xamul nu mu toll ngeen ne da ngeen di liggéey n'empêche nit ñi am patience toog di leen déglu ngeen di continuer waaw léegi ginnaaw njombe 24 heures sur 24 bis ba jot minute ba jot heure ba jot waxtu wa jot semaine ba jot weer ba jot at ba jot njombe nii lu taxaw tuuti